أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله قائلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظمته وكبريائه لا نحصين الثناء عليك أنت كما ربي على النفس قد أثنيت يا الله. هذا البيت الذي ألفه الشيخ الحاج مالك مستنبط من حديث من حديث أحاديث رسول من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على من بعثه الله وأرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا كما أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. الصلاة والسلام عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وشهداء بدر وشهداء أحد وشهداء الغزوات الإسلامية التي خاضها سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى خلفائه الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى جميع أشياع وأبناء الرسل الذين جاهدوا معهم في الله حق جهاده. ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم شيخنا أبي العباس أحمد التجاني وجميع ووالديه وأزواجه وأبنائه وخلفائه وكل من يتعلق بأذياله من خلفائه وتلاميذه ومريديه ومنهم وسائلنا المنظمين فيها والمنتظمين بهذا السلك وفي هذا السلك، وأعني بهم الشيخ محمد الغالي بو طالب والشيخ الحاج عمر الفوتي وتال وجدنا مام الفاهم يروي خالو الشيخ الحاج مالك والشيخ الحاج مالك نفسه وأزواجه وأولاده وذريته وأحفاده ومن كانوا معه من عباد الله الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نangeen ma baal ci baat bu xaw a naqari bi ndax rek xaw a soj ndax coono yu bari yu tegloo yi, waaye yàlla na ko yàlla nangu def ko muy jaamu yàlla gu yàlla nangu. xanaa di wuutu maak sama mbokk yi ma àndal ñun ñëpp ñuy njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick, ku sant si ak ku santul si, ñun ñëpp ñuy njaboot ci Cheikh Seydi Aboubacar bi nga xam ni moo fi wutu Cheikh El Hadji Malick radiallahu anhu ak mag ju baax ñi mu àndaloon. moo fi wutu Sidi Ahmed si baayam ak turondoom baayam Cheikh Seydi Aboubacar si suñu sëriñ ak baayam di sama turondoo di turondoo Cheikh El Hadji Mansour Mbaye muy Cheikh El Hadji Mouhamadul Mansour Bal Qawmi ak baayam Cheikh El Hadji Mouhamadul Habib si ak baayam Cheikh El Hadji Abdoul Aziz si ak magam yu baax yëpp sëñ Moustapha si Jamil, sëriñ Mouhamadul Mansour si borom daara bi, sëriñ Cheikh Tidiane si Al Maktoum, sëriñ Abdoul Aziz Al Amin, sëriñ Mouhamadul Habib moom sëriñ Babacar si, sëriñ Sidi Ahmed sëriñ Abdoul Aziz Al Amin wax naa ko, ak sëriñ Sidi Ahmed si ibnu Cheikh El Khalifa ak sëriñ Papa Malick si ibnu Cheikh El Khalifa ak seen jigéen ya ñu bokkal liggéey bi ak seen bàjjen ya ña ca dem ñëpp yal na leen yàlla yërëm. sëriñ Babacar nag mi ngi feendi yal na yàlla guddal fanam may ko wér, ak ñun ñëpp dañ fi nekkandi ba ci kanam yal na yàgg. mi ngi ànd ak yéen ak ñun ak mboolem njabootu xadra bi ak diine ji moo ko rakkam yu baax di sës ci moom rek di soppeem di xaritam di Cheikh El Hadji Malick si Maodo ibnu Cheikh El Hadji Abdoul Aziz suñu sëriñ, mook ñoom ñaar ak seen rak sëriñ Babacar si Abdoul Aziz di sama sëriñ di sama kilifa maak sama rakk yi ak suñu doom yi. noonu lañ ciy boole soxna sëriñ Chamsuddin Ndoy doomu bàjjen Umul Xayri si ambassadeur du Sénégal ay yoon, di soom doomu bàjjen Umul Xayri si bintu Cheikh El Hadji Malick ak alxaaji Bachiru Ñang, alxaaji Bachiru Diop, alxaaji Moustapha Diop, yal na leen yàlla yërëm ñoom ñu jiitu. ñi fi desandi nag bokk na ca itam sëriñ Moustapha si mii góora te jiite woon burdu bi ci zaawiya seen maam Cheikh El Hadji Malick, ak sëriñ Abdoul Aziz Touré moom sëñ Hadi Mouhamadul Hadi Touré ak suñu bàjjen soxna Aïda si ma nga fële ca Fass Touré ak soxna Aminta si Khalifa, soxna
tabarakallah roqiyatu si xalifa, soxna Nafisa Diop bu maam bu bàjjen Asetu si ak soxna Asetu Sarr bu bàjjen Ndoxeya ak njabootu Baye Alxaaji Habib ak Baye Alxaaji Abdoul Aziz ak Baye Alxaaji Mansour ci jigéen ñi, ñoom soxna Umul Xayr rek soxna Ayda si soxna Yaay Sofi Habib ak seen ak rakkam yëpp tabarakallah ak ñoom soxna man daal ñëpp daal ci jigéen ñi. li tax ñuy wax ànd ceeg xadra bi mooy sëriñ bi nee na mi ngi gërëm yàlla te nañ ko gërëmle yàlla ci lii nga xam ni ku iñaanul ne yàlla ak diw, te diw moomu mu wax yéen ñëpp la ci seen taxawaay bu rafet, waaye nag tàmbale ko ci son excellence monsieur le président de la république Alxaaji Macky Sall mi nga xam ni lu bu nekkee ci tukki sax yebaloon na son excellence Amadou Ba premier ministre moo ànd ak yéen ñëpp, yéen ministre yu tedd yi ànd ak yow monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diome ministre de l'intérieur yaag sa collègue yu baax yi ngeen ñëw fi terewul bi président ñëwee dafa ñëw ba fii seet si xalifa bi ngeen àndaat ak moom ànd ak premier ministre bi yàlla dogalee itam gàmmu gi boobu ñu ngi ci CRD yeeg CD yeeg ak réunion yu mag yi préfet yi fi président samp ci gox bi rawatina monsieur Amadou Gueye ak région bi gouverneur ba fa nekk muy Alxaaji Alioune Sall ak yow ci sa bopp ak keneen koo xam ni dafa bokk ci état bi ci ay démembrement ci service yu wuute ci ay spécialité ak ay fonction ak ay mission yoo xam ni lu ñu bëgg mu taxaw il faut ñoom ñu bokk ci nekk ci seen wet di leen jàppale di jàppale président ñooñu ñëpp nag jamono ji xam na ba mënuñu tudd ñoom ñëpp seen tur, waaye sëñ Babacar moom su la ngi ànd ak rakkam yeeg doomam yeeg sëtam yeeg jarbaatam yeeg di góor ak jigéen mag ak ndaw ak njabootu xadra bi di gërëm président di gërëm gouvernement am yëpp di gërëm premier ministre ak yéen ñëpp rawatina yow mi nga xam ni toujours yaa ngi dem di dellu si ànd ak ministre yu tedd yi nga xam ni yaa ngi ànd ak ñoom tey. loolu nag noonu lañ cey jotale ngërëmu Serigne Babacar Sy ci Sa Majesté le roi Mohammed VI ci délégation bu forte bi mu fi yebal jox leen avion spécial pour ñu ñëw. noonu la gërëmee itam l'ensemble du corps diplomatique accrédité au Sénégal muy ambassadeur yi fi nekk. noonu la gërëmee tout d'abord sax mboolem mbokkam yu tedd yi nga xam ni ñu ngi ci diine ji jiite ko ak tariqa yi jiite leen muy xalifa tariqa yépp ak fu ñu mën a bokk ak fu ñu mën a jóge. sànq Cheikh Abdoul Hamid Sy tudd na seen tur lim na leen ci anam bu rafet tabarakallah ak sëñ Mouhamadou Moustapha Sy ñoom ñëpp ñuy njaboot ci sëñ Babacar muy seen rakk wayjur Cheikh Seydi Abdoul Aziz Al Amin radiallahu anhu. loolu tam nga ñëw gën a feddali kàddu yu rafet yi ànd ceeg ki nga xam ni moo jokkale pàcc muy Cheikh Alhaaji Mouhamadou Mansour Mbaye mu baax mi yàlla na fi yàgg te wér di gën a leeral nit ñi di gën a gindi nit ñi moom itam ci wetu mbokk mi doomu turandoom di sëñ Babacar Sy Mansour noonu ko doon defee ci seen mag yu baax ya tabarakallah. noonu la ñuy gërëmee nag mbooleem mbokk taalibe yi muqaddam yi imaam yi imaamu daara yi ak jàngalekat yi ak képp koo xam ni yaa ngi nokkee ci kaw suuf te am cofeel ci Cheikh Alhaaji Malick ak ci njabootam ak ci xadram ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew ñoo ci bokk yam ñëpp a ngi taxaw taxawaay bu rafet yàlla na leen yàlla fay. di leen gërëm moom xalifa bi ci jumaa ji nga xam ne yéen ñëpp seen ñaq a ngi ci seen ndimbal a ngi ci seen teraanga ngi ci yàlla na leen yàlla fay ak képp ku ci dugal yéeneem ak yitteem tabarakallahu. loolu moom laa doon wax ci ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal langu réew mi ba noppi di gestu. Je retourne maintenant si vous me le permettez à leur excellence les membres du corps diplomatique accrédité au Sénégal, à la tête duquel se trouve monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun qui a pris le rôle de parler en votre nom propre et au nom de vos ambassades respectives accréditées à Dakar. Lorsque nous étions dans la salle, alors il a prononcé de très belles paroles concernant le Sénégal, son chef, le président Macky Sall, son gouvernement et l'ensemble des membres du gouvernement Macky Sall
président Macky Sall et l'ensemble du peuple sénégalais, sans exception. Donc vous, Excellence, ambassadeur de ces pays-là, Cheikh Aboubacar Sy Ibn Mohamed Mansour, notre mentor, notre cheikh, qui nous a délégué de parler en son nom propre, comme l'avait fait précédemment ses neveux, Serigne Moustapha Sy Abdelaziz Al Amin, Sidi Abdul Hamid Kane Sy Abdelaziz Al Amin, Serigne Pape Makhtar Kébé, et entre eux, il y a celui qui formait le link, c'est Al-Hadji Mansour Mbaye, le cousin du Khalife général de Tidiane, l'homonyme de son père, celui qui est compté parmi les rares personnes maintenant qui ont vécu et survécu beaucoup de circonstances et beaucoup de zones d'ombre et d'histoire dans la famille et dans la hadra de Cheikh Al-Hadji Malick Sy, ici présent. Que le bon Dieu le garde longtemps parmi nous, ainsi que vous-même et l'ensemble de ceux qui prennent soin de l'avenir de cette tariqa et de l'avenir de cette hadra. Que le bon Dieu vous récompense de vos actes, aussi merveilleux que vous l'avez déposé pour l'ensemble de vos concitoyens et de cette hadra, la hadra malikiya. Ça, c'était pour ceux qui, parmi nous, parlent français et ne parlent pas forcément la langue wolof ou le pulaar ou les autres langues vernaculaires du Sénégal. Le Khalife vous remercie infiniment et prie pour vous. Que le bon Dieu bénisse vos missions respectives et vos pays respectifs qui gardent le lien d'amitié très fort et de fraternité et d'échanges économiques, culturels, social, politiques et industriels et commercial avec notre cher pays, le Sénégal. Au-delà de vous aussi, il y a vous qui parlez la langue de Molière, il y en a qui parlent la langue de Shakespeare. Bien que moi, je suis un arabophone, un arabisant, nous avons appris durant toute notre, notre carrière académique était beaucoup plus penchée dans la langue et la civilisation arabe que celle de la langue française et de l'anglais. Mais il me plaît quand même, comme que le bon Dieu a dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Le bon Dieu a envoyé le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il s'adresse, pour qu'il passe le message émanant du Seigneur à l'ensemble de l'humanité tout entière, sans aucune limite géographique ou raciale ou ethnique ou culturelle. Et son message n'a pas de limite. Ça continue à exister jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est un message qui doit nous intéresser, nous tous, êtres humains qui vivent sur Terre. You also, Your Excellencies, some of you do not speak French maybe, but they speak English and their language also in their countries. We are delighted. We are all members of the family of Cheikh Al-Hadji Malick, whom are not just the C as a name, as a family name. Cheikh Al-Hadji Malick is bigger than that. He is a grandfather, a mentor of many people who do not belong directly to his family, because he was deploying efforts, and he was talking on behalf of what he has seen in the Quran, the holy book of Allah, which is addressed to the mankind totally. So you, ambassadors of those countries, we have seen each other recently, but we are pleased, highly pleased, and we have a great pleasure to extend to all of you the feeling clean from his heart, full of love and care and joy because of your presence among us today. This word is coming from the bottom of the heart of Serigne Babacar Sy Mansour and his surrounders and his family. So he's thanking you too much and pray for you that God bless all of you and bless your families, your country, the head of your different states and your nations. May Allah make that the Senegal be with you in a very good and straight line to the
for getting satisfaction in all our life, and for building a real world of stability, justice, love, and care among the countries, however they might be different geographically from continent to another one. May Allah bless all of you. This was the message of Serigne Babacar Sy Mansour to all of you and to the Islamic Ummah all over the world, as it was addressed to our brother in citizenship. Even those who are not Muslim, they are Christian, or they might be believers of some other things. We are letting them know that, Serigne Babacar Mansour let them know that we are all sons and children of Senegal. We have to live together in peace and love and care. May Allah bless all of us. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.